Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of HealthLink, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Khadijatou Jallow. Khadijatou, I want to tell you today that you missed a very landmark program that we had last week, and for those of you who were not also tuned, you've missed it. But I want to assure you that it is available on YouTube and you should be able to go back to it because it's a very, very important program. And I had the honor during that program, Khadijatou, to interview or to talk to three of our colleagues who each have made history in the Gambia in some way. Because each of them got qualified as a consultant, got the fellowship of the West African College of Surgeons, being almost fully trained in the Gambia. The important thing about that is that they did not get trained in the Gambia and get examined in the Gambia. They went to Ghana and did an exam which the whole region consultants have to do, which is a very competitive examination and which is equal to any exam anywhere in the world to examine doctors when they qualify to become consultants, and all of them pass their exams with flying colors. So they are all back now in the Gambia as consultants in different fields. And I'm very happy that each one of them will come here so that they can talk more so that the people can get to know them. So today we have one of them here. I'm not going to disclose that until we open the program, and then now we can reintroduce her and then move on with the program. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatou Jallow ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee ak seen wér-gu-yaram. may wax Khadijatou nag ne last week moom dafa mboote woon loolu lañ ko dee wooyee ci olof dafa mboote woon programme bu am doole boo xam ne man amoon naa kontaante bu mag boo xam ne amoon naa fi ñetti docteur yoo xam ne duñ ordinary doctors because ñoom ay consultants lañ léegi nii te képp ku ci ñoom def nga loo xam ne musuta am ci Gambia amagut ci Gambia bi nu loolu xewee mooy ne ñoom ñëpp ay specialties la gaay am yoo xam ne kenn musut fee trainer Gambia bi éega ci level bi boobu noonu te ñoom ñëpp éega nañ ci level boobu noonu. lu ci gën a yéeme mooy ne ñoom seen exam bi nekkul ne fii lañ leen examiner, nekkul ne dañ leen jàngale fii ne leen fii lañ leen a examiner de dañ leen yóbbu feneen foo xam ne kenn xamut leen ñu def leen exam boo xam ne àdduna si yëpp façon exam yooyu lañ dee di jël ba gaay pass exam bi nga xam ne léegi seen xam-xam képp ku ci ñoom màcc na ci li nga xam ne moom la moo liggéey. kon mu ngi mel ni Gambia war nañu am mbégte boo xam ne am na ñett ñoo xam ne képp ku nekk ci matière bu am solo la ci biir Gambia am nga ci xam-xam boo xam ne léegi nii génnuloo tuutale xam-xam kenn koo xam ne mu ngi ci beneen dëkk ci matière boobu noonu amati nañ mbégte nag ne ñetti week yi ni di ñëw yëpp tey ak yeneen ñaari week yu ñëw yëpp képp ku ci ñoom dina ñëw ñu gën a waxtaanaa moom soo tey am nañ ci kenn suñ demee ba Khadijatou ubbi programme bi dinañ leen wanalee moom mu am waxtaan ak yéen tey incha allah. Khadijatou. Assalamu alaikum badima balni barala Allah jati kendi a programme ton dalta kamin sotale jan QTV tele bumbato alnal badima Dr. Abubakar Jah anen Khadijatou Jallow. Mbadingol kom tenen tambila men tambita ten kacha kumayare mba min sotota jang me adna kon tema mabe yala no baraketa kachalti mi yalon ka kumayata bake adu ni mumu fana lafta ka la moy sitano YouTube le pour ya kacha ngana la moyje isaje salo membe fote kuma isabe moyje ni mboto woto mbadingol men keta ko doctorol mi yalon ko nga docteur kumayare mbal le sotale na janna sate ko na jang mi yalon ko itata karangole karanta Gambia banko kanjang adu yemin karanga koytema bake adu fanang itata fo ye kusoto je mi yalon ko am ku nyontangol long mi yalon ko ye samba Ghana banko kan mi yalon ko doctorol be men bebe sate wo sate be ka bengol ta manke examo di la janne men kata consultant yati ye be samba je be la examo nyinki je adu ngi be ni nyontangol la nata nanjang mi yalon ko be ye examo nyim pasle adu fana ye lon
bondi kende balle so tale nan jam me yatinna ko ntol say Gambia jang alhamdulillah rabbil alamin so fo ko mfana nga jaral bundal to nga mo nyontangol soto jile media lonko ye karango fannañi akoy temale fer ibe damen du ko wala ji so me yatinna ko ñi luntangol tenen tambilañi doktanin dol nata nan janne bari fana hani ñin tenen fulul men fana bebe la ñokan lin kilingo kilim binala janne me yatinna ko fana sala isela londo min ya soto jata kende ya fannañi na enal sa kacca albe sa fahamu memu ifana nak karam bunda ñenti anim fana ibe londo min fana di la tele to jang bidum fana ngalun tan kumayare mbaso to le gal kono je me yalon ko anata nan jang bari hani kabi mba yitandi lallale kaccañen kata ñamen ala baraka. Thank you very much Kadiatou and silo wolof rek ma fatale len ne programme bi su nekkee ne seetaanu leen ko on week bi ni passé soo leen ko utee YouTube di ngeen ko gis foofu noonu ngeen seetaan ko parce que foog naa ne programme bu am importance la. Ladies and gentlemen, so today we have the honor and the pride to have with us Dr. Fatoumata Jah Jussi. I'll not let her introduce herself. I'll introduce her myself because it's a pride to introduce a personality of such. Because Dr. Fatoumata Jah Jussi has made history in at least 2 ways, maybe more than 2 ways. And the history books in the Gambia will remember her, even if she doesn't want to be remembered. A lot of our doctors don't want to appear on, and Fatoumata is one of them, don't want to be in the limelight. But she cannot prevent that now because the history books will have it. Yes. Years to come, hundreds of years to come maybe, that there was a person called Fatoumata Jah Jussi who became the first consultant gynecologist, female consultant gynecologist in the Gambia. Am I right? Yes, the first ever female consultant gynecologist in the Gambia. That's not a small thing. And also, she became also the first gynecologist, whether male or female, who was trained in the Gambia and has international qualification. These are very important things. So we are really proud and happy to have you here, Dr. Jah Jussi. Welcome to the program. Thank you so much, sir. Thank Good. you. So we're going to interview her in a minute, but let me just say this in Wolof because I want this to sink in with our viewers, that this is not an ordinary person we're having in the program today. Mbokk yi tey nag am nañ mbégte am nañ suma wolof bi nag ñu ne set na lool waaye yéen dama dee di kii am nañ lu ñoo français ñu ko wax fierté English ñu ko wax honor and pride parce que dañ excited daal mooy ne ki am nañ fi koo xam ne gan bu am solo la moom su bugguta wane boppam sax mënuta nëbba boppam léegi nii parce que suñ demee si ay at si kanam sax àdduna dina ko fàttaliku Gambie dinañ ko fàttaliku ne moom mooy first docteur yi jigéen bi nga xam ne xam-xamam màcc na ci toppatoo ay jigéen mooy first koo xam ne jeexal na jàngaam yépp ci toppatoo jigéen mooy docteur yi jigéen moom mooy first jigéen ci docteur yi jigéen ci Gambie yépp nag bu Gambie sosoo ba léegi nii loolu nag nekkut lu ndaw beneen bi nga xam ne tamit léegi nii kenn mënu koo génnee mooy ne moom bokk na si ñi nga xam ne mooy first koo xam ne train nañ ko fii ci Gambia bem jeexal jàngaam ba pare mu dem bitim réew ñu kisi ko foofu noonu laajte ko fa seen laajte bu nekk seen ndax kii ndax xam-xamam màcc na ndax màccut mu nekk exemple boo xam ne àdduna si yépp amul benn exemple ko gën a métti ci mbiri docteur yaa mu gagné ci exemple boobu noonu mu pass exemple boobu noonu kon ñu ngi am mbégte bu rëy tey pour waxtaan ak ku ñoo ooyee Dr. Fatoumata Jah Jussi. Dr. Fatoumata Jah Jussi, welcome to the program once again. We get Kadiatou to say that in Mandinka for our Mandinka viewers. Mbadingol comme Dr. Bota faka nyamen dorong hani kabin sai fale Mandinka kangoto wolom ka hitandi ko ngaluntan kumaya rango min soto jambi mi yati nako aluntan mi yalon ko Gambia be kontanta la ko la jaral bundal be kontanta la ko la fo ay kata ko minke wolom ay achievement o min soto doctorol karang fannanyin na ka hitandi ko atelo musu foloti
musu follow mi ya lon ko gynecologist wala melbe marare musol la wala musu konomal musol la problème mo minti atelo musu foloti me ya lon ko consultant kata fo Gambia be bang atelo musu foloti mi ya lon ko atele o achievement o soto wala mo karango fanna nyinna Gambia be kono me ya tinna ko hanen ayatara ko alafta kala nukun kuoti atekela nukun kuoti sanji jama kanana atobe tarla Gambia buku kono le hanen awa atobe Gambia buku kono le adum fana molo mi ya lon ko amanke mon dinti Gambia kono sa ententing ni boto woto fana mo kummati mi ya lon ka amanke Gambia kono damati bari international afana ya nyinin karoke ay examo min gana diminta examol be kono wolom kata docteur fanna nyinna ya nyinin kar sifal be la me ya lon ka man Gambia kono dammala bari fata Gambia bantala woni be adunga keta moti mi ya lon ko ay gagné sota examo nyinto ada ya long woto min ka yitandi ko ay min karang ni musul la kan fanna nyina seniyata la set ada keta musu foloti fana mi ya lon ko ay wolondo sota Gambia banko kan. Thank you very much. So Dr. Fatmata, or Dr. Jajusi, we are very happy to have you here once again. Thank you, I'm not going to choose a topic for you. You know, you have now big responsibilities. Yes, sir. You have a responsibility to treat people. Yeah. You have a responsibility to teach medical doctors that are specializing. But you also have a responsibility to raise awareness to the public. And that is what you're doing today. Okay, so we're very happy to have you around. Thank so I'm not going you to so choose much. any topic for you. I want you to choose what on this maiden program you have with us. We'll be bringing you many times again so that you can continue doing that duty of raising awareness about women's problem in the Gambia. So you choose your topic, tell us what you want to talk about, and then we can go into it. All right, sir. Thank you so much. So I think we will talk about cervical cancer today for a start, sir. Thank you very much. So tell us what is, or tell the public, what is cervical cancer? Yes, so and maybe at the same time also, how important is cervical cancer in the Gambia? Yeah, thank you so much, sir. Thank you for having me. So cervical cancer cervix is the womb, the mouth of the womb in layman's term. And cancer, we know what cancer is malignant transformation of the cells. So cervical cancer is cancer of the neck of the womb. So it's very, very important because in the world, over 600,000 people are diagnosed of cervical cancer every year. And then out of that, unfortunately, over 300 women die of cervical cancer. Okay, 600,000 are diagnosed, every 300,000 die? Yes, died of cervical cancer every year. And this is very sad. In the Gambia, there was studies done with the Gambia Bureau of Statistics, and they found out 30% of women diagnosed of cancer are due to cervical cancer. And this is very sad. And the thing is, cervical cancer, it's very preventable. We will go into that. Let us go into it because we like taking it slowly. Okay. My brain is not that good now. So if you talk about too many things, I'll not remember to translate it. Okay, sir, no problem. So slowly. Okay. Mboka, we know that the knowledge is there and it's flowing and you want to just bring it out. But let us take it step by step for our viewers. Mboka yi luñ laajte luñ ko njëkk a wax mooy ne definitely léegi gannaaw éegana fii nii ci maxaama ay warugal la am parce que lu la yàlla jox rek daf laa jox warugal ci loolu noonu warugalam benn mooy pour faj suñ jigéeni Gambia yi fii nii dimbale leen ci seen feebar yi ñaareel bi mooy pour jàngal yeneen docteur yi nga xam ne ñoo war a jóg léegi nii ñoom it tamit ñu nekk consultant moom dina bokk si ñu leen a jàngal ñetteel bi tamit mooy pour jàngal askan bi te jàngal askan boobu bi warugal boobu noonu mun na ko benn ci fu mu ko mun a defee mooy fii kon tey moom moo tànn benn topic bu mu bugg a waxtaanee mooy lu ñoo ooyee cervical cancer wan nañu nag ne cervical cancer mooy cancer bi nga xam ne moo dee dal jigéen yi ci bunti jurukaay jigéen yi dafa am benn façon yi cancer ñun nag yàgg nañu waxtaanee cancer fii nii waaye wan nañu ne cancer mooy comme nuñ leen ko dee waxee rek mooy dafa am ay cells yoo xam ne ñu ngi ci yaram bi dañ commencé nekk cells yu bon te dañ dee mun a nekk fu nekk waaye nag cancer boobu nga xam ne moo dee nekk si jurukaay yi mooy cervical cancer wan nañu ne àdduna bi am na ay xayma yuñ def ne juróom benn téeméeri junni si ay jigéen at bu nekk dinañ gis si ñoom cancer bi nii te si juróom benn téeméeri junni yooyu noonu ñetti téeméeri junni at bu nekk dinañ faatu te cancer bi moo ko waral
mu nekk lu métti wane na tamit fii ci Gambia am na ay gëstu yuñ defoon yu wane ne jigéen ñi seen cancer yuñ dee am yëpp parce que jigéen ñi mun nañu am cancer bu nekk ci ween bi ci liver bi ci fu nekk daal li cancer mun na faa nekk waaye mu ngi wane ne cancer yi si jigéen ñi suñ ko seetee ñetti cancer yu nekk benn bi mu ngi nekk si bunti jurikaay jigéen yi te loolu tamit lu ama am solo la dina gën a dugg nag ci feebar bii nii waaye loolu mooy lu jiitu li nga xam le moom la wax te xam naa ne suñ ko laajoon tamit dinañu wax ni ñu bëri si ñooñu tamit dañ dee di tardé ñëw te dañ dee di faatu ci feebar bi ni su nekkoon ne ñu ne ñetti téeméeri junni ñu ngay dee ci àdduna si Gambie fii ni suñ ne cancer bu nekk ñetti cancer yu nekk benn bi ci jurukaay bi la xam naa ne kon juróom benn cancer yu nekk di nga am koo xam ne mu ngee dee ci lii nii ci jigéen yi waaye dinañ gën a duggal ci topic bi ci moom ñu bàyyi Karjatu mu wax loolu nga xam ne moom la njëlbeen a wax njëkk a wax mbaɗigol comme docteur Fatmata Diadio si bota min fokantentin sayententin min keta ko bi docteur yayi tan dala ko ñinin kar kutate dala lafta fengo fen fola doron topic o ñin na sa fono bay kaje ko dunomi mbako ngoto asiyata bakele ka yitandi ko sayenten aterebe mararen comme docteur ol mi yalon ko lafta ka specialize wolo mo kala fika musol la fanna ñin karang atebe ka fola mol kono le mi yalon ka be karandilale adum fana be kafori mol fana kono le mi yalon ko aba tunkumbale to lopitanol ñintoji so mi yatinna ko bi alafta fengo fe ñinin kala ko ca folo ñin alafta ka men kaca wolo mo ka sensitization ke wolo keta jantiten wolo mo alafta ka cervical cancer le kaca wolo mo cervical cancer munam cervical cancer ti bay wato waten katu cancer karo be kono fanka pink october ka cancer da mala kaca bar hani ka bi fana alafta ka cancer gana kaca le pour mum wo be sen fantan kano nyaadi le cancer kurango ñinna wolo mo akayitandi ko cancer munam cancer ti cancer lon fenti mi yalon ka katara wulu nyangole to wolo musol la wulu dula nyinto wulu nyango nyinto cancer nyin katara wolto adum fanan aya yitandi ko sango sang muso men tata fo muso wuli keme woro wolu be ka cancer kurango sotole sango sang adum fanan men tata fo wuli keme saba wolle ka bang kansa kurango ñinna adun kansa kurango ñin jama ala dati dula musolla ake kemin tolti wolo wulu ñango ñintoti so wole kata munti wole aya yitandi ko nañi Gambia sati kono jang musu jamal bi jele me ya lonko men ta dafa 30% ay min fo ka yitandi ko wol be kansa kurango men be la jama aka dati min tole wolo mu wulu ñango ñinto wala ka fami cervical cancer te so me ya yitandi ko docteur nata ka yitandi ko jama ni aje ko munam kuma foloti woto munatinna wolom tardeti pour kana jaral bunda fanna ñinna so wole kata la kacca foloti ay men folo yitandi jang. Thank you very much. So Dr. Diadio, yes, just so that we can focus our viewers, we know that a lot of the cancers, it is late presentation that causes, you know, the problems that they die from cancer. So I want you to teach us what are the early signs. Number one, which type of woman does cancer happen? Does it happen to children? Does it happen? What type of ages do we expect this? And what can women expect to see in the early stages, just the early stages, let's not go to the but just the early stages of cancer, so that our viewers, whenever they are in that situation, they will realize that maybe I should see a woman doctor, maybe I should see a gynecologist. Yes. So basically, I want us to talk about who does it affect among the women, and what are the early signs that a woman should pick out in this cancer. All right, sir. So usually it affects women in reproductive age group. That in the Gambia, we consider it from 18 to 65 years of age. We can have it because, you know, people get married very early here. So from 18 to 65 years, it can affect. So that's a huge That's a huge age. Yes, so it means every woman can be affected at some point of your life. So usually, in early stages, you may not even know you have cervical cancer. So most of them will present with vaginal discharge. They will have offensive vaginal discharge, and then mostly they will have postcoital bleeding, that is bleeding after sex. Okay. So they will have postcoital bleeding, and then so those are the early symptoms. So they usually can be mimicking some others, so you might not even know they have cervical cancer. So does that mean that during this age, because sometimes you may not even see something, yes,
does it mean that screening can be useful for this? Very useful, sir. And what does that useful. mean for So our viewers? screening, what it usually does is it will detect the infection early. So we have different screening methods. We have the most common one we use here is called the pap smear, which is a histological test you will do, and then we will collect the sample. It's very easy. 5 minutes you'll be done. And then we have very easy one, like we call it acetic acid. So it's just the vinegar that we use to cook with. We can use it and screen these women for 5 minutes, less than 5 minutes. And it will tell us something is happening there at very early stages. And then we also have what we call the human papillomavirus screening. Is the most common infection that causes cervical cancer. We will come to the causes. I will come to the causes and, and the predisposing factors. Yes. But so these are the 3 screening methods. So screening methods. And yes. Who should screen? Who do you advise now? What will you tell our women? Who do you say to you should go and get screened? Yes. So any woman that is sexually active should get screened. As long as we are sexually active, married or unmarried. If we are sexually active, please come and get screened. And how often do you get screened? So with the VIA and the pap smear, you'll be screened every 3 years. Every 3 years. Then with HPV, it's every 5 years. I think that's reasonable. That's very reasonable. Yes. Every 3 years, you go and check yourself. If you have a car, every 1 month you go and check your car. Yes, definitely. So you have your body. Exactly. And this cancer is such a deadly cancer. So I will try to remember everything you've said now. We're going to try to. But if you forget, you speak both all of us. If I forget anything, please remind us, because it's very important that our viewers hear these things from you. So mbokk yi luñ ko doon di laaj léegi nii parce que lu ñu wax mooy ne feebar bii nii ñu bëri balaañ ko dee di gis ci seen yaram daf dee di tardé. So luñ ko laaj mooy kon su nekkee ne loolu la yan ci jigéen yi la feebar bi dee daal. Ba pare su nekkee ne feebar bi jigéen yooyu noonu la dee daal tamit ñoom lan la ñoo mën a gis seen yaram ba ñu ñaaw njortane soo moytuut mun naa am cancer bi. So loolu la ñu doon di waxal léegi nii wax nañu ne jigéen ñi nga xam ne ñoo dee di am cancer bi mooy jigéen ñi nga xam ne ñu ngi sëy jigéen yoo xam ne xam nañ góor nañ ko waxee noonu rek mooy benn sëy nañ ak jëkkër wala benn xam nañ góor am duñ ko xamee képp koo xam ne xam na góor rek cancer bi mun na laa dal. Jógee ko kon mu ne ci fukki at ak juróom benn wala fukki at 18 fukki at ak juróom ñetta balal leen ma ba juróom benn fukki at ak juróom ci at yooyu noonu kon dafa mel ni jigéen yëpp soo demee ba mag rek cancer bi nii mun na laa dal mu ne ñooñu la moo dal mu ne nag nanga nga koo xamee ne cancer bi soo moytuut xëj na am nga cancer bi mooy ne benn mooy am ndox buy génn ci sa ron boo xam ne ci sa jurukaay bi boo xam ne yeneen day am xet bu neexul daal soo gisee lu demee noonu mun naa am waxut ne da nga ko am waaye mun naa am ne am nga ko beneen mooy gisuloo sa fóot waaye nga sëy ak sa jabar nga gis deret sa jëkkër time boo sëyee rek nga gis deret loolu tamit normalut loolu noonu soo ko jotee nga xam ne war ngaa dem seeti sa boppa waaye nag mu ne yii mooy mandarga yi nga xam ne moo dee jiitoo ñëw balaa cancer bi di dugga digga dinañ dugga nag ci yeneen mandarga yi nga xam ne moom la ak lana dee waral cancer bi ak yooyu noonu yëpp dinañ ci dugga waaye moom lii la waxagum ne mooy mandarga yi nga xam ne moom moo dee di jiitoo ñëw wan nañu ne tamit gannaaw noonu la demee dañ jigéen warta xaar sax bi gis mandarga war naa mun a dem seeti boppam te gisagut benn mandarga loolu la ñoo ooyee screening ci angale mooy yow dara jotut la yaa ngi nekk ci at yi nga xam ne moom la wax musuloo seet sa boppa yaa ngi am ñaar fukki at wala yaa ngi am ñetta fukki at musuloo seet sa boppa kon jot na nga dem rek ci lopitaan dinañu wax nag yan lopitaan lañ ko di mën a amee Gambie xëj na ci kanam tuuti waaye nga dem ci lopitaan bi la gëj a jegeen nga ne dama bëgg a seet ndax man am naa cancer jurukaay si bu dee nekk si bunti jurukaay bi ndax awma ko waaw mu ne loolu noonu lu am solo la buñ dee xaar ba cancer bi dugga ñu door a dem jar na sax ñu dem te dara jotut ñu seetal ñu yenn yi ñu gis ko te mu ne test yi nii test yu yomba la wax nañu ay façon yi test yu bëri waaye lu mu ci wax mooy ne ñu ci ëpp yëpp ay juróomi minute la ñu dem ñu defal la ko nga dem ñibbi ñu xam ndax yow cancer bi mu ngi ci yow ndax cancer bi nekkul ci yow su nekkee mu ngi ci yow mu nekk lu teel loo xam ne dinañ ko mun a faj moom loolu la njëkk a wax foog naa ne I've got it all so basically so it's your turn now.
comme docteur wala fo kan nyamen dorong wala mo ka itandi ko mol nyanta ka mo jumal lemmel ya lon ko wala nyanta ka cervical cancer wala mo cancer men ka wulu nyango nyin muta mo jumal le nyanta ka ke aya itandi ko musol mi ya lon ko itata foy fotata sanji tang anin sey ani fokata fo sanji tan woro anin lulu wala multimillion lon ko isa sa nyin sotonole adum fanan aketa multi fana wala musol mi ya lon ko ama fo ko comme dindingol mi ya lon ko e man kewolon hani ako musol mi ya lon ko ifututawo e man futuwo ni tata fo ya lon ko ye kewolon ne fenno mi ya lon ko akuma yata bakele pour yata ya askrin no nyinke ye wala mo ka jibe anata ka ayitandi ko ak screening ding aka keno lopitanol tole bara bo fola la nyaato do mondi bari ka yitandi fana ko amanke screen ti mi yalon ko asira tilobe sambanole fenno mi yalon ko miniti lulu miniti sabadamma ise parenole wala ka screening no nyinkela anata ka yitandi ko fana amanke kariwo karileti mi yati na ko safo kon titano la kariwo kare fenno mi yalon ka se keno sanji lulu do nyi ngase keno sanji sabati so mu fenneti mi yalon ko amanke fenti mi yalon ka sela taymo do mono bake adum fana nimbota woto farang aya yitandi le ko akumayata bakele imanya nakasi fo yetta man serol nyi jefarang e balo bala so tama serol nyi fana nata kene mari wala musol mi yalon ko jama e kaje ko e du moto je e baje la ko comme dol safa ko infection ole ben ngatu tal lopitana amanka kende ya so mu tama serreti mi yalon ko jama ni yaji bala kulo makumayata la pour yeta kansa teso nyinke kajibe fo wole bela fo wotela ama fo ko ni wo ke ketela dorong wole bela pour yesila kata kajibe hani ase kela no la ase kebal yela no la bari fana ni yalon natara bela fana ase jarano le ni atara e fintita juna bari ni man finti juna fana ase man toro fana kela no le anu mel yalon ko fana jama ni ninke kafuta e futute man futu bari kaje ko yelo ka finti jele ni pareta wol mu fenneti mi yalon ko kulo mi yala kumayata bakele pour ita mari sitano lopitano to le pour ya jibe fa sa nyim bela le fa sa nyim tela. Thank you very much. I'm just thinking whether to leave the hospital bit where you can get it done a little bit later and then go to something else which is very important, which is, since it's such a serious disease, obviously if there are preventable means, then we need to talk about the preventions. So what are the known causes of this cancer and how can we prevent, if it is possible, to prevent? So like any other cancer, the good thing with cervical cancer is we know it can be screened. So that's good. It's one of the cancers that can be screened, and that's an advantage. So we don't know what causes like any other cancer, but there are some risk factors that have been identified, like getting married very early or having sex at early age, then multiple sexual partners, multiparity, then also that means many pregnancies beyond 5, 6, and we know that's a problem in our country here. Then also women that smoke cigarette are also at risk, and also women that have immunocompromised status like HIV/AIDS. So these are some of the risk factors, and then the HPV infection. So these are some of the identified risk factors for cervical HPV cancer. infection, how do we get it? Yes, so it's usually for the cervical cancer is through sexual intercourse. Okay, so it's a sexually transmitted. It is sexually transmitted infection, yes. Okay. And then the preventive measures, screening, especially in our setting here. It's one of the best ways we can do to do away with cervical cancer. We have other preventive measures like the HPV vaccination, but it's very expensive and it is not readily available here. So it's not available in the Gambia at the moment? No, so we have currently, there are some ongoing vaccinations, but there are vaccination campaigns that are usually done in the schools, in school-going girls of 9 to 14 years. But usually they are not from the Gambia, maybe they are sponsors and they come in. So you cannot even, I doubt whether you can actually buy the vaccination if you want to vaccinate women. So our best bet is screening for now. Okay, thank you very much. mbokk yi luñ ko laaj mooy wax nañ ne pour seet sa boppa ndax yaa ngi am cancer bi ndax amuloo cancer bi lu yomba la xëj na ci jeexiti programme bi suñ demee ba jël call si dinañ mun a commencé wax leen fan parce que yaakaar naa ne am na place yu bëri yoo xam ne dañ ko mën a defee foofu noonu waaye dinañu jéem a wax ci yenn place yi nga xam ne ni dina ko mën a amee waaye tamit luñ ko laajte léegi nii mooy gannaaw cancer bi cancer bu serious la ndax am na mbir yoo xam ne moo ko dee waral ba pare su nekkee ne am na mbir yoo xam ne moo ko dee waral ndax am nañ naka lañ ko fanxa ndax am nañ naka la ñoo moytoo daal pour am cancer bii nii wan nañu ne cancer bii nii comme cancer yëpp wala cancer yu bëri duñ dee di mun a xam exactly lan moo waral
cancer boobu noonu waaye nag cancer bi bokk na ci cancer yoo xam ne am na ay mbir yoo xam ne méngoo nañ dañ dee di ànda ak cancer bii nii kon yooyu xëj na suñ ko bàyyee dinañ wàññi suñ chance pour am cancer bii nii wan nañu ne tamit dina am mbir yoo xam ne tam soo ko defee mun naa am cancer bii nii du la dal so yooyu noonu la ñu wax nii loolu laay ñëw lim si léegi nii su bu ma ci waxut rek soo di nga ma fàttaleeg ndax wax naa ko ndax ñu wax ko nit yi parce que lu am solo la wan nañu ne benn ci mbir yi mooy ñu dee teel a sëy jigéen ñi nga xam ne dañ teel a sëy ñooñu ñoo dee di gën a am cancer bii nii wan nañu tamit ne jigéen yoo xam ne am nañ ñu ngi sëy ak ñu bëri wala am nañ ñu bëri ñuy seexal daal ñooñu tamit dañ dee di mun a am cancer bii nii wan nañu ne tamit jigéen yi nga xam ne dañ dee tux cigarette ñoom it tamit dañ dee di mun a gën a am cancer bii nii wan nañu tamit ne am na benn jàngoro bu ñu ooyee virus la comme yeneen virus yi rek boo xam ne dañ ko dee jëlee ci diggante sëy ci biir ci sëy lañ ko dee jëlee xam naa sax loolu moo waral nit yi nga xam ne dañ dee am ñuñ sëyal ñu bëri ñi ko dee am parce que dañoo mun a am virus bii nii so virus bii nii su la dalee ci ay at di nga mun a am cancer bii nii kon mu ne suñ xamee lii nii dinañ mun a fànq suñ boppa pour am cancer bii nii waaye bu ci gën a fés tamit mooy na daal ñu seet suñ boppa balaa ñoo feebar balaa laa dara di jot ngay seet sa boppa foog naa fàtte woon naa ko wax waaye wax nañu ne seet bi jarut sax weer bu nekk jarut bés bu nekk jarut week bu nekk déedéet 3 at yu nekk ngay seet sa boppa pour HPV bi mooy pour virus bi 5 at yu nekk mun ngaa seet sa boppa kon loolu noonu nekk na lu yomba tey ñun ñëpp képp ku ci am moto tey benn at ñaari at wala benn weer ñaari weer nga dem seeti ko du benn at ñaari at sax képp ku ci am sa néeg sa kër benn at ñaari at nga dem nga penturaati nga defaati waaye nga amee sa yaram nga toog rek ne damaa xaar daal ba daanu ma door a jóg loolu noonu koregut so moom façon yi nii la ñu wax ne daal moom la ñu am mbiri virus bi nag mu ngi am vaccination boo xam ne yenn yi daf dee am fii nii ci Gambie wan nañu ne yenn yi daf dee am na ñu ko di indi ñu ko yóbbu ci school yi parce que dafa seer lool du ku nekk rek su la neexee nga ne xaaral ma dem ma defi ko kon lii dañ ko dee bëgg a jox ñi nga xam ne balaa ñoo commencé sëy jànqa yi nga xam ne balaa ñoo commencé sëy moo tax ci school yi su amee am na mosoon nañ fee am programme sax parce que yaay yi dañ daan di bañ ñu jox seen doom yi di kool ndax loolu noonu waaye mosoon nañ fee am programme boo xam ne waxtaanee nañ ko ne please su nekkee ne wax nañ leen ne school bi ñu ngay def vaccination bi nii soo leen buggee dimbale seen doom yi nga xam ne duñ am cancer bi nii ci kanam kon ñu def vaccination bi dina leen dimbale foog naa ci gàttal daal lii mooy yi nga xam ne moom la ñu wax léegi ci lii nu ñoo def mooy dinaa bàyyi kat jotu mu translate loolu time bi nag daf dee gaaw ñu bàyyi nit yi commencé call ñu continuer waale waxtaan bi ci biir call yi mbaɗigol comme docteur Bota foka ñamendoro wala mu ka yitandiko docteur Diadio si ya yitandi ko fengo sartol me yalon ko mosa kenole pour que fangana tanka wala mo nyin cervical cancer nyinna wala mo ka yitandi ko aya yitandi ko screening wala ko kumayari mbati me yalon ko ise fantankan wala mo kate fanjibe lopitano to kane baton foye taman sero nyinje balo bala yana foko e bitala taman sero keta taman sero manke akumayata bakele pour yeta ye fango jibe adum fana mol mi yalon ko jama because nga yitandile ko kansa mo sasalti mi yalon ko mo malon aka soto nyame bari fana mol mi yalon ko e gana katata comme ça ka asasa nyin soto wolo mo ka yitandi ko aya yitandi musol mi yalon ko e ka futu juna wol mu fenneti mi yalon ko isa asasa nyin soto nole anin ka yitandi ko musol mi fana ka siga saba wol fana mo molti mi yalon ko isa asasa nyin fana soto nole anun fana musol mi yalon ko inin mo killing buka kafu futu wala karola wol fana mo molti mi yalon ko isa asasa nyin soto nole anun fana ka yitandi ko mel yalon ko fana ye HIV sasa nyin soto wolo mo ka yitandi ko because itella immune system nyum buka bambang bake aya yitandi ko wol fana buka fri mol kono mi yalon ko isa sasa nyin soto nole anun fana infection do mi yaga ka fa HPV wo fana mo fenneti mi yalon ko jama wo fana ka sawun sasalem wol fana mo fenneti mi yalon ko ni mel ya soto
ise cervical cancer kurango nyim fana soto nole adum fana wu sasal nyil be me yala ka yafo wol be mu fenneti mi yala ka ku bayata ba kele purita mariyata kisikisiro ke lopitano ko foka jeko fonyin sasal bilale fonyin sasal tela because wol be bu kuleti mi yalon ko ni me balo jibe a watola akata fenneti mi yalon ko itata lonnano a watola pour kati fan tanka fara asasa jedda so me yati ko time bita ka nyame be laynol fana yelele pour min lafta ka fala programme mo nyin kono 5050505 pour doron ka kacani gana fanundi no femfe yenyen karo soto saka anyen karo be kumala bake na bota nyem musol la kacani na isaje ko akacani gana se fanuno nyame ala baraka. Thank you very much jërëjëf comme nu ko Kadiatou waxee rek léegi dinañ ubbi line yi 5050505 opportunity la ku mel ni Dr Fatoumatta Jaju si nekk fii nii ngeen mun a wax ak moom laajte ko seen laajte yi foog naa ne dina am solo trop képp ku bugg a dugga rek di nga mun a dugga nga laajte loolu noonu dinañ continuer waxtaan bi nag call rek dinañ taxawal waxtaan bi ñu déglu call bi door a mun a continuer Dr Jaju si Yes, another thing that may be important for our viewers to know is getting cervical cancer, even early cervical cancer. Does it mean death? No. How can it be treated? And when is it best treated? So what are the treatment modalities? Are they available in the Gambia? Yes. What can be done in the Gambia? What can't be done in the Gambia? Just basically treatment. Yes, sir. So it's not a death sentence, like you said. If we have cervical cancer... Yes, I was expecting that we're going to interrupt you a lot because there are callers coming in. So we're going to interrupt every time. Hello, caller. Hello. 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 Wa alaikum assalam wa rahmatullah. ñu ngi leen a fay. programme bi am na interest trop. sant yàlla. ñu ngi leen a toppal. jërëjëf da nga am dara loo bëgg a laajte suñ docteur bu mag bi. affaire yi cervical cancer bi man ticca laa waaye jarul naa. waaw yow ticca nga. ñu am difficulté fane. comme xale yi nga xamante ne dañ koy ñëw pour bukale la vaccin. xale yu bari seen parents yi di nangu soo waxee rek ñu ne suma yaay mu ne bu ma ko jël. suma yaay mu ne bu ma ko jël. te ñun tam dañ dee def lu mu kun sélectionné daal xale yi jël nañ vaccin waaye yet ci depuis novembre sax ñëwoon nañ raaw ci waaye most of them did not take the vaccine. time tam ñëwaat nañ raaw. sim leen ak convince am na ñoo xam ne sax dañ invite seen parents yi ñu ñëw ba ci school bi. wax leen importance of this vaccine waaye amoon na ñi nga xam ne jéem leen leen convince pour ñu jël waaye am na ñu bari nanguwuñ. su fekkee ne mun ngeen a def moo ngeen mun a sensitiser. def all means te seen xale yi jël nañ ko. dina doon baax trop. dina doon baax de wax nga dëgg. waaye yéen da ngeen dee am parent teachers meetings. waaw soo leen amee loolu da ngeen naa invite ku mel ni docteur Jaju si wala ñi nga xam ne moom mu ngi leen a jàngal moom du mun a def yëpp nag waaye am na ñu moo jàngal ci lopitaan bi mu am ku moo yónni ci school bi ngeen invite leen ñu ñëw ñu waxtaanaa parents yi wan leen lu tax ñu war a def lii nii loolu tam dina leen dimbale waaye wax dëgg yàlla manquité bi si ñun la ñun docteur yi nekkuñ di wax ak nit yi lu bëri te tamit ci public health office bi tamit ñoom it ñuy gën a wax ak nit yi waaye loolu tam solution la ci parent teachers meeting yi. ma doom bu jigéen. waaw. bu ñu doon joxe vaccine bi dañ doon suggest am lower grade. waaw. léegi fekk moom mu ngi nekk grade 8 léegi bu ñu ñëwee ci school bi ma laaj leen ma ne leen man suma doom bi jëlut vaccination bi ndax mun naa ko isi ngeen joxal ma ko ko. te ma we are targeting lower grade waaye liggéey yow yaa ngi fi mun nga koo isi. dafa ko jëlee from our school up to our school. macha allah well that's very good kon dimbale nga sa doom bi sowe nga ko. yow sa doom bi war na laa gërëm bu baax a baax ñu ne ko ku bokk si gétta bi naan si meew bi. jërëjëf madame jërëjëf kontaan nañ trop si koom na nga tudda. man Aysatu. jërëjëf Aysatu jërëjëf ban school ngay jàngale. maa ngi Jamisa. fan Jamisa macha allah kontaan nañ trop ci sa call bi if you have any comment on what she has said while we are talking about the treatment. Yeah, recently I have been receiving so many calls from parents that know me, obviously asking
whether they brought them a letter, can they sign? I'm like, please go ahead and sign. You don't want to lose this opportunity. So they're worried, is there any going to be, their fertilities are going to be affected in the long run? What are the side effects of vaccines? And we're like, for now, the vaccines are safe. We haven't seen any major side effect. They are like any other vaccine. You may have some minor side effect, fever and there. But apart from that, no future fertility problem so far. So they are very safe vaccines. So we encourage the parents to let their school go. Thank you. You'll allow us to say that in Wolof and in Mandinka quickly about the vaccine, and then you can go into the treatment while we're waiting for another call. mbokk yi ku fi call léegi nii yéen ñëpp dégg ngeen ko waaye lu docteur Jaaju si di wax mooy ne yéen yi su façon yi amee ñi nga xam ne xam nañ ko dañ ko dee mun a call ne ko ñu dee suñu school yi doom bi ñu ne nangama nangam ndax dinañ mun a jël péngu bi moom lu mu leen dee wax mooy gaaw leen bu leen ñàkka lii nii lii lu am njëriñ la am na ñu bëri luñ dee ragal mooy ne ndax suñ doom su jëlee lii xëj na ci kanam du mun a am doom wala am doom dina ko jafe yooyu noonu mu ne loolu yépp amu ci yenn yi soo jëlee vaccine bi xëj na di nga yaram bi dina tànga tuuti mu am boppa bu métti tuuti façon yooyu noonu rek waaye loo xam ne dina affect seen fertilité bu am ñu ngi am koola dina jël ak question bi rek ñu bàyyi la nga wax loolu si Mandinka balaa ñëw move man dama ragal ne suñ taxawalut kool yi sax léegi nii duñ mun a move waaye nañ alaa koola bi nii hello. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ok docteur. jërëjëf kooku ko fooy koolee ak noo tudda. waaw maa ngi koolee fii Faa Jaara waaye dama doon bëgg a laajte mu ngi wax ci affaire yi wuum bi waaye affaire yi ween bi nag naka la. parce que man suma ween bi daf dee jékki-jékki rek métti du métti every time waaye jékki-jékki daf dee métti. waaw. dinañ indi beneen programme waxtaan ci ween bi waaye baalal ñu rek tey ñu waxtaanee lii parce que pour am fii docteur Jaaju si su fi génnee tey dina jafe ñu amaati ko so dañ bëgg a daal topic bi ñu jeexali ko mbiri ween bi man promise naa la dinañ leen indil koo xam ne dina waxtaan si mbiri ween bi lu doy waaye yow loo war a def rek mooy demal lopitaan bu la gën a jege rek ñu gisagum la ñu defal la scan ñu seeta la make sure ne daal amu fa dara loo xam ne lu garaaw la yaakaaruñ loolu su nekkee si ay métti la jërëjëf thank you very much so about the vaccination mbaɗigol comme kumandirlami mboto kumandirola jang hani kabin sa kumo gana bambandare wala mo ka yitandi ko pengurlal mi ya lon koy kana schoolol to pour ka dindigol nyim pengu sakatuma musol nying pengulo mi yalon ko abetiata bake le pengulo mi yalon ko nay dindingol dang fenno mi yalon ketita pharmacie ngoto ya pengu soto no mir pengu mu pende ada jawyata bake so jama naka fotanna sati to jang akeke sponsolti pour ka dindingol dima adum fanan ila target keke dindin jumalati wala dindingol mi yalon ko imam fota folo imam kebaya imam fota folo sanji tang anin sey ibe sanji tang anin nani ka katawoto wollo multi mi yalon ko kala feke pengu polomo ka wululalu be dani ko cala sutiya ka wululal be dani fengo fe mi yalon ko dingo be karambungoto ye kumandiro ke walla kayto di le ko ye ko bi pengor lal jaral lal nafsa kana karambungoto pour ka dindingol pengu alkana balangi bulu kono because mu wulula dol bi jele fang mel yalon ko e docteur Jaaju sila no basoto dol ba kumandele ba fulay ko ha manghani fo dingol dung ise wulu bali ase ko le manole bang walla nyaato sini ise tanasoto nole bang bara kala jabiro ke menti wolam tanawu tanate pengu nyento me yalon ko dindingol dol bi je niata fam ita balaka kando soto la bay mol manke kilinti bari dol bi je ni ata saje se bala kando soto baro mu fenneti mi yalon ko pengo kono lo bari nyaato sinin sila nyaawo sila nyaakutije so mi yatin nako nga kata karambungol fananto PTA mitinol ton ka kata ka doctorol ka fuikan mi yalon ko se gana sensitize bululal salong bake munom kende ya nyenti pour ka pengo nyenta ka di mi dingol nyinna. Thank you. Thank you very much. So going back to the treatment, maybe yes, just to certify it, those people who are caught early through screening, maybe what can be done for them. Those people who come in early, maybe a little postcoital bleeding, they come in, you find out it's early, and maybe even late. But just treatment. Yes, so we have the treatment modalities in the Gambia. Fortunately, yes. So that's very good. Usually we do a colposcopy to look at the cervix and then determine how far the lesion is. Then we have so many, we can burn it just in layman term, cryotherapy. We can do what we call lip. You can just excise it, cone biopsy, and remove the
the lesion. So we have all these treatment methods, and all these are available in the Gambia. They are available in the Gambia. And just an idea for the colposcopy and cryotherapy. How long will it take the woman? Will she stay in hospital? Will she be admitted? Or? No, they would be admitted. So it takes 25 minutes. 25 minutes is done. And then you can go home. And you may have mild infection, mild bleeding, and so, but it's just for 3 or 4 days, and you are fine. So that's for the early early stages. Stage cancer. Yeah. So we have some different stages that when we identify it very early, most of them they've completed their family size. So we just have to remove the uterus, and you wouldn't have any cancer, not just cervical cancer, but any other cancer. The uterus cancer itself. Exactly. So we remove it, and then in advanced stages we can have chemotherapy. Sometimes it's not available here, but they can buy from Senegal, and then we can give them here. The radiotherapy they may have to go, but those are advanced stage. For the early ones, we can take care of it. So that means that anybody who doesn't want to suffer to be going abroad for some radiotherapy. Just see it early. Yes. Just get it early. Yes. And that is the most important thing. So I think this is very important. The lines are still open 50500505. We can take some more few calls, but we will translate what she has just said now in Wolof. And just to add the treatments, not just in Banjul. Okay. We have some in Kanifing, in Bundung. Yes. They I'm have sure in several hospitals in Ghana. Yes. Okay. So mbokk yi lu moo waxtaanee nii mooy faju bi. wan nañu ne su nekkee ne da nga teel a jóg nga xam ne cancer bi fu mu nekk noonu rek si bunti jurikaay bi la em mu ne faj bi lu yomba la te nekkut ne rek benn lopitaan rek moo ko am fii nii Gambia Banjul am nañ ko Kanifing am nañ ko am na yeneen lopitaan yoo xam ne tamit xëj na dinañ ko mun a def waaye daal lu ci gën a am solo mooy ne faj bu yomba la faj bu gaaw la mu ne 20 minutes ak juróom rek du ko dee romba sax soo ñëwee su nekkee ne bu teel la benn dañ koo lakka rek dafa mel ni dafa am jumtukaay buñ dee di use daal ñu dem fu cancer bi nekka suñ demee ba ko gis ñu mel ni lu ko lakka loolu noonu yëpp dee nga xam ne cancer bi du mun a continuer waati 20 minutes ak juróom rek mu jeex mu ne am na ñeneen ñoo xam ne tamit dinañ génnee tuuti si bunti jurikaay bi nga xam ne dafa am dara luñ cee génnee tuuti rek boobu tamit du jël time bu bëri te duñ la admit sax si lopitaan bi mu ngi mel ni ñu ngi am koola dinaa taxawal lii ni léegi ni ñuy jël koola bi hello koola allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. jàmm rek ñu ngi laa tatagal. mu ngi yokku rek de sant yàlla. alhamdulilah ci wàllu xam-xam. macha allah. te daanaka soo demee foo dem rek xale yi rek nga fay fekk yu góor ak yu jigéen. macha allah macha allah. parce que boo dem rek education health bank yëpp xale yi nga fa dem fekk defee la am xam-xam lool car macha allah. macha allah macha allah. waaw di leen ñaanal man dafa am li ma la bëgg na laajte dara waaye xaw ma ndax I am out of the topic parce que dama ñëw ma fekk programme bi dama ko dee toppa waaye tey dama lii. waaw waaye su programme bi jeexee rek soo ko bëgg a déglu si YouTube di nga mën a dem YouTube nga déglu ko waaye waxal sa laajte bi. waaw man su may laajte mooy affaire swollen lymph node. swollen lymph node. swollen lymph node. whether it's a very dangerous thing. parce que dafa am ku nga xam ne mu ngi amee swollen lymph node. ci baat bi la ko amee ndax fan la ko amee parce que boobu lañ dee gis. tànka yi. ci tànka yi. ci ak awra bi. ok ci awra bi ok. waaw soo léegi ñu doon laajte ndax dañ ko dee soji wala dañ ko dee faj ci affaire mu ngi ragal te xaw ma ndax it is very dangerous. waaw loolu si gàttal foog naa ne sax xëj na docteur Jaaju nañu wax cancer bu dee nekk si jurukaay bi sax mun naa am mu def ay donje oga loolu mooy late stage bi xam naa dina dugg ci loolu noonu ci groin bi foofu noonu waaye façon yooyu noonu su amee lu gën mooy ñu dem ci lopitaan suñ demee ci lopitaan bi dañoo def lu ñoo ooyee biopsie dina am lu tuuti luñ cee génnee rek moom sax moo ñëw mun a wan su nekkee ne cancer la mun na ñëw wan cancer bi su nekkee infection la mooy ne am na yenn jàngoro yoo xam ne daf dee di mun a joxe loolu noonu di nga mën a xam ban jàngoro la sa waaye daal lu ci gën a important buñ dee bàyyi façon yi nii bul xaar ci kër gi demal ci lopitaan soo demee ci lopitaan bu ndaw ñoom mënuñ ci dara nga wax leen ñu jox la referral nga dem lopitaani Banjul wala nga dem lopitaani Kanifing nga xam ne fu consultant yi ñu mel ni docteur Jaaju si fu ñu nekk di liggéeyee foofu noonu ñooñu suñ la gisee dinañ la mën a wax li nga xam ne moom ngaay def waaw so jërëjëf
jërëjëf si laajte bi ko wax li dalal xelam si sëj boy maas yi affaire yi loolu xelam bi mu ngi si taxalool. waaw nga ne xelam bi. ma ne mu xelam bi mu ngi taxaloolu si loolu. parce que waaw ba tey ñun duñ leen mën a wax la na ko jot moo tax waxuma dara ci la na ko jot lu ma laa wax mooy ne pour loolu xew lu bari moo ko dee di waral. am na yeneen am na ay infection yu ko dee waral am na leneen lu ko waral waaye lu ci gën daal mooy bul xaar suñ ne jaan mu ngi ci pax bi bul dugal sa baaroom demal nga seeti nga uti ndax nga gaay xamee lan la bul toog di xaar rek daal baax na loolu mooy advice bi so we were talking ñu ngi doon wax léegi nii ci lu docteur Jaji si wax ci mbiri treatment bi ci mbiri faju bi wan nañu ne ci teel bi faju bi lu yomba la su demee nag ba xaw a sori tuuti da ngaa xëj na di nga am opération de waaye tam at the same time di nga mun a am lu moo wax mooy ne di nga mun a génne jurukaay bi yëpp parce que ñu bëri ñu dee am cancer bii nii dafa fekk jeexal nañ seen jur mooy koo xam ne dem na ba am juróom fukki at ñu ne léegi nii yow am nga cancer bi fekk am nga sa doom yooyu am yëpp ba pare kon loolu noonu dinañ génnee jurukaay bi yëpp suñ ko génnee di nga gis ne yow génneewuñ rek cancer bi nga xam ne moo nekk si bunti jurukaay bi si jurukaay bi tamit bu beneen façon yi cancer la nit mun na koo am su demee ba mag boobu tam aar nañ la pour bul amati cancer boobu noonu loolu noonu mooy ba tey su nekkee mun nañ ko génnee su nekkee na rek dem na ba sori ñi nga xam ne dañ dee toog kër di xaar ba nga xam ne cancer bi sori na loolu noonu dafa soxla ay garab yu seer yu ñoo ooyee chemotherapie yéenay daf dee am Gambia yéenay du am Gambia yéenay ñu la demal jëndi mu seer lool wala nga soxla lu ñoo ooyee radiothérapie nga xam ne boobu da ngaa dem ba Sénégal boobu ba tey amaguñ ko fii nii ci Gambia kon lu ci gën a óor daal mooy ñuy teel a jóg soo teelee jóg faj bi yépp mu ngi fii nii ci biir Gambia amuloo benn coono boo xam ne moom ngaay coono te am na lopitaan yu bari yoo xam ne ñu ngi ko def léegi nii ci Gambia nga teel a jóg dem fi nga fa war a dem foog naa ne loolu mu gën a am solo ñu def ko ci Mandinka su nekkee ne am nañ time tuuti bu ragal naa ne sax xëy na du ñu am time ñu am leneen lu ñoo laaj docteur Jaaju si waaye Kadiatu mbaɗigol ni mboto woton sita jararoñin na fannañin na min keta ko aya yitandi ko a jararo manke jarati mi yalon ko a keta ku kolengoti mi yatinna ko setarano lopitano to tili fula tili sabahani jarallo mi yalon ko nin aya tara ko a kutayari wato mi nete wulita wato la itata jibe ya je ko ya sotole fenno mi yalon ko be jibe lale a jararo manke jaral fenkati fenno mi yalon ko akamalo ko mi be kansa nyen jibe la ni atara bije ya jani o sifal ate kela fenti mi ya lonko abi landira lopitano to less than minute muang ani lulu ise seyno ila suwo konole walla isaje dol bijele isaje se apta ya bondi je demanding walla fanan ika modol jele mi ya lonko ika si suwo kono fo ay tarde bake walla keta molti mi ya lonko jama isaje ko wolse sula operation wala nole wala mo ka wulu nyango nyim fananta ka boy bondi wala mo kansabe wulu nyango minto so wol keke molti mi ya lonko jama ka parela wulu wala le jama ka ta sanji tannani sanji tallulu so jama wo musi fale ka wulu nyango nyim bele bondi dol bijele fana mi ya lonko gana ka si suwo kono fo ko wol landa tambe ay wo wulu nyango to because kansa mo fenneta bu ka dang dula kiling ata katu tamalal dorong ika mi nyamen suwo kono aka wajabi wala nyama so wolle multi mi ya lonko isaje ko wol sita fo yefuta chemotherapy to chemotherapy dum mu jarlati mi ya lonko boro nyinda ko liyata bake le foka yitandi ko hanin ayatara ko itata government la lopitano ta safa ko nyil tata jele madina hani aketele ko boro da ko leta nyame man sakunda ma asembu soto no bake pour ka boro nyini me yati ne ko jama safo yeta sang bantala walla yeta nyinin abe dame yati ko ya jararo nyin soto walla fana isaje dol biji se futano fa ya fo radiotherapy nyanta kata woke bantala banku kan so jararo dimingo be tanin nabi mengana soni ata je wolom ka sutiyandi dorom wuli a watola yeta man siro soto man taman siro soto na lopitano to sanji lulu sanji saba o manke fenti mi yalan ka kole yatantol musolla because yalon juna ye jata kende ya sota watola wala kita kuti mi yalan ka kuma yatantol musol bela. Thank you very much Dr. Jachisi. We've been told that we have only 2 minutes to go. It just goes, the time goes very quickly. Yeah. If there is any question I didn't ask you, I try to direct it so that we can talk about some of the most important things. But if there's anything you feel you want to tell the public that we didn't ask you about, then please let us go ahead and do that. And maybe your last words to our I'll viewers. just go over screening again. Yes. It's the most important information that we can get away from here today. Screening. So we encourage everybody to come out and get screened. But that's the only way we can fight cervical cancer for now.
So yes, thank please. you. So, and that's your last yeah, word. that's my last word. Yes. Thank you very much, Dr. Jajusi. We are really very delighted to have you, and we thank you very much. I am sure just by being here today, you have saved a few lives, and you have educated a few people, and we pray for you that God gives you long life, and maybe in 50 years, one of the children who is listening today will say, I was there when Dr. Jajusi just came in to talk to us about this. But mbokk yi lu ma wax léegi nii mooy waxam bu mujj daal mooy ne daal di seet sa bopp balaa ngaa feebar. Jigéen yi ñuy wax nii ngay dem ñetti at yu nekk jëfeñut nag nga dem ñu seetal la ko. Is it available in some of the district hospitals? Yes, some of the, especially the VIA. You see, yes. So mu ne léegi nii test boobu noonu sax nga xam ne am na bëcc boo xam ne vinaigre rek lañ dee use dugal ko ci biir mu am ay kola yu moo indi gaay mun a xam ndax lii mun naa am ndax mënta am te mu ne léegi ci lopitaani gox yi sax am na foofu noonu kon kenn amatut excuse ne maa ngi xaar du ma mun a dem ñetti at yu nekk nga dem ci sa lopitaan boo xam ne moo la gën a jege ñu seetal la ko foog naa ne loolu la moo wax nit yi daal loolu moo gën a am solo ci waxtaan bi nii yëpp tey mu ngi gërëm nit yi ñun tam ñu ngi ko gërëm bu baax a baax si ñëwam fii nii di ko ñaanal yàlla may ko gudda fan yàlla dimbale ko ba nga xam ne dina gën a mun a dimbale askan bi incha allah ñu ngi ko gërëm bu baax a baax Kadijatou, and your last words before we close the program. Mbadingol comme Dr. Jajusi ba tentoni jairo dila ala kuma la bangon tol musol la wolo munti nga kata nga finti awato la pour ngata mbalo screen awato la même manke cervical cancer même manke sasa dolti pour que fantanka kulo mi yalan ka kumayata bake le ay screening la nyo kam fosinya saba wolom ka yitandiko akumayata nyame pour ngata ngam balo jata kende ya jibe mba Dr. Jajusi tentula mba jayila mba fulay alama londo mi ngaya nyinen alama kala londo barakari ngoti alama ajaral bundani ngana bambana bulu kono alama laftamina tele yalan alama alaya kaye mba tentula foka jeko bi fana nga katam moti mi yalan ko ay Gambia bankol fana ngana mako ile ala nyin kacca nyin fanna nyin na mbal ni mbara fotenen na la baraka. Thank you very much, dear viewers. This is all we have for you till next week inshallah. Mbokk yi lii rek lañ leen mën a am tey ci time bi am ñu ngi leen a gërëm fi ba beneen week inshallah.